Ziguinchor wax nag ci dëkk boo xam ne également bëri na taarix du ma ci sori commune d'arrondissement wala sax diwaan la boo xam ne daal en tout cas foofu ma ngay màgg bu baax a baax Boubacar Diassi la ñuy fekk ca Ziguinchor Boubacar. maa ngi lay fay di la dalal fii ci diwaan bu Ziguinchor rawatina fii ci dëkk bi nga xamante ne moom moo tudd Niassia turu dëkk bi fu mu jógee ban at la ñu sanc dëkk bi ba xam am na beneen tour parce que c'est possible mu am beneen tour on ne sait jamais avant loolu daal dañu jot a interviewé benn doomu Niassia mi nga xamante ne il est dans l'administration waaye dafa bokk ci famille yu lignée bi nga xamante ne moom mooy yor chefferie bi depuis commencement dëkk bi ba léegi jot nañ ko interviewé nag nañ leen bay ngeen seetaan ko rapidement balaa ñu dellu si waat fii ci direct bi. maa ngi tudd Marcelin Ababa Tendin dëkk fii Niassia. alors tur Niassia justement fu mu jógee. lu muy tekki peut-être mënu ma ko xam parce que voilà yàgg na mais dégg naa tam tur bi Niassia mu ngi juste am premier turam bi mu ngi doon tudd Bafigan je crois. Et donc maintenant pour les définitions lu mu tekki wax dëgg yàlla voilà boobu nag avant indépendance yi la ñu wax. ñu ngi fii ci benn place bi nga xamante ne mën nañ ko woo xëy na sax marché Niassia alors ñu profité nag laaj benn soxna tuuru Niassia kañ la am kañ lañ ko jox tuur bi. ak aussi tur bi ndax am na lu muy tekk ci yéen seen làkk en tout cas daal Niassia loo ci xam yow tur bi daal en tant que tel. ah bu ñu juddoo de ñu ne bu ñu juddoo fii lañ fekk tur bi xamuñu tur bi kan moo ko créé ak ban année la fi nekk waaw bu ñu juddoo moom fii lañ fekk Niassia tamit noonu lañ ko gis déggee Niassia. chef de village moom boo leen demee comme moom ñu mag mën na am aussi mën naa moo xam ci dara. moom fu mu dëkk fii nag. fii nii ci gannaaw nii rek boo tourné nii rek sorewul tali. ah pour yoon bii lay jël. yoonu darkase yi. waaw foofu la waaw sorewul boo demee nii rek ci këram ngay dal waaw. kon jërëjëf madame kon nañ ci profité dem si këru chef de village bi nee na chef de village bi côté bii la dëkk mu joxoon ñu yoon bii kon lu ñu def daal mooy dañuy jublu directement kër chef de village bi ba xam moom nañ am résultat ci moom ci lépp li nga xamante ne moom mooy tuuru Niassia dëkk bi fu mu kañ lañ ko créé ak xëy na aussi tuur bi ba xam am na lu muy tekk si ñoom seen làkk kon à tout à l'heure. voilà yegsi nañu ci kër chef de village bi. chef de village Niassia comme ni ñu ko soxna si waxee fële ci marché bi alors TFM moo la seet si woon tey chef di la laaj tuuru Niassia ndaxte yaay borom dëkk bi comme ni ñu koy waxee tuuru Niassia fan la jógee kan moo ko jox tuur bi ban at la woon ak xëy na bu fekkee am na lu muy tekki si yéen seen làkk lan lay tekki seen làkk daal. bon tuuru Niassia tuur bi bu cosaan bi mooy Bafigan bon def nu lépp pour ñu xam lu mu tekki boo payi boo waxuñu dara jusqu'à présent ñun xamuñu sens boobu ou bien lu mu tekki quoi. tuuru Niassia ban at lañ ko jox à peu près moom peut-être nga xam ko. tuuru Niassia bon période chef canton yi yooyu wax en ce moment nous on était même pas né. mais yéen ci seen kàllaama yéen amul est-ce que amul lu fay niiroo amul baat bu fay niiroo ak Niassia benn mot wala benn phrase bu fay niiroo ak Niassia. Niassia non ci Niassia doon boobu amul baat bu fi bu ko niiroo quoi amul Niassia ñun sax xamuñu tur bi fu mu jógee foofu lañ fekk. est-ce que kon tubaab yi ñu ko jox ko. ana du tubaab suñu maam yi xamuñu fu ñu ko jëlee quoi. waaw mu doon ko modeste wax dëgg yàlla ndaxte gis nañu ni nee na non seulement signification tur bu traditionnel bi moom jotu ko xam waaye it signification Niassia si boppam moom it jotu ko xam te it si ñoom seen kàllaama di bayot kàllaamay Niassia baatu Niassia bokku ci kon daal maam yi ñoo ko jox tur bi waaye it malheureusement
jotuñu am xam-xam ci li nga xamante ne loolu lay tekki ci kàllaamay Bayotte kon ma delloo leen kaddu gi ngeen wéyal seeni émission. Boubacar Diassi ñu sant ko bu baax gërëm ko Marcel Farba Maron Niassia ñoo ànd découvrir ensemble li ci Boubacar Diassi wax ak ses interlocuteurs. Niassia mu di benn village bi nga xamante ne c'est situé en basse Casamance donc am ay localités yu bëri yoo xamante ni jege nañ ko comme Bafikane Kathio Etomé et Kaylou su fekkee je prononce bien su mbokku Casamance yi dinañ ñu ci mën a wax mu di benn zone bi nga xamante ne bokk na ci zone yu en tout cas conflit entre MFDC ak armée sénégalaise bi bokk na ci zone yu ñu gën a laal donc défi bi foofu la tamit c'est reconstruire li nga xamante ne moom mooy yenn infrastructure yoo xamante ne ça devrait servir aux populations qui s'y trouvent donc ñuy depuis ay temps au début des années 2000 une petite accalmie daal di revenir foofu donc depuis lors il y a comme je dis défi bi foofu la ci wàllu infrastructure ak lépp lu jëm ci wàllu social ci population yi foofu nemmeeku nañ soxla nañ en tout cas ñu dimbali leen ci bu baax a baax. Très bien soxla nañ ñu jàppale leen ci comme niñ ko waxee dëkk la boo xam ne bu ñu xoolee début année 2000 ak léegi dafa màgg bu baax a baax Fatou Kiné. bon luñ ci mën a jàpp rek mooy sànq ñi ngi koy wax naan commune bu Niassia ñuy fàttaliku xanaa rek benn cong boo xamante ne defoon nañ ko en 2018 mu nekkoon yoo xam ne dañu jàpp ne ay fipp ñoom ñoo ko defoon ndax benn pont bu commune bu Niassia fi ñu naan Njàmbalang exactement la ci dëkk boobu la ñu songoon pont bi nga xamante ni moom mu nekk ci commune bu Niassia lenn ci pont bi la ñu songoon ba ñu ngi wax sax ni benn nappkat moo ñàkkoon bakkanam ci jamono jooju gouverneur tamit bu diwaan ba gis nañu ne jamono jooju tamit am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati woon na ko ndax bu ñu xoolee cong googu ñu defoon ci commune bu Niassia daanaka ay weer kese lañ ci teg ab cong am ci Boffa Bayotte ba dañu doon wax sax ne est-ce que rapprochement amul entre cong bi amoon ci maanaam commune bu Niassia ak Boffa Bayotte la fa amoon waaye bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bi gis nañu tamit à l'époque suñuy naataango yu rajo Futurs Médias defoon nañ ci gëstu bu am solo ndax jot nañu seq waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy gouverneur bi ci époque boobu muy xamle ni daal cong boobu amul benn rapprochement boo xamante ne am na ko ak la xewoon ca Boffa Bayotte pour wax rek ni ko Marcel waxee ay gox la yoo xamante ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy fipp yi dañ fay faral di song lool. Cheikh. Fati xanaa di wax rek ne mës naa fa dem comme sànq itam Marcel ni mu ko waxee lépp lu ñeel wàllu infrastructure ak yeneen yu ni xeetoo doon na lu soxal lool askan wi ndax si je me rappelle très bien benn pause première pierre lañ fa demoon ci aw case de santé mais askan wa bokk na ci lu mu doon gën a ñaxtu mu di ay dige la yoo xamante ni saa su nekk du nekk loo xamante ni dañ koy réaliser wàllu sécurité itam doon na loo xamante ni da leen di sonal ndax itam askan wa bu ñuy xuus ci li nga xam ne moom moo di ndàndu foy bi sax seen duñ am quiétude boo xamante ni dinañ mën a nekk li nga xam ne nag moom moo di assurance saa su nekk loolee moom mooy jib ci li nga xam ne nag moom moo di seen i ay kaddu waaye itam wàllu caada am na fa solo lool ak itam vivre ensemble bi nga xam ne am na ca diwaan bu Niassia Fati. macha allah am na solo ñu jaajëfalaat encore une fois kenn ci suñu ay correspondant ca diwaanu Ziguinchor turam di Boubacar Diassi mu àndoon ak Lamine Mandian ci caméra bi waxtu jox leen xibaar yi ci yaatal jot na di fàttaliku ne di leen fàttali ne tey RFM matin duñ fa mën a dem bokk na ci li ko waral tey dañoo xëy waa rajo Futurs Médias def spécial Ndate Diop ku jàpp 94.0 di nga dégg baatam bu neex boobu une voix qui s'est tue quand même mais héritage bi mu bàyyi saa yu ñu xëyee mën ci suuxat Ndate yàlla na suufu pire woyof sa kaw xibaar yi la ñuy tàmbaliwaat léegi-léegi